yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi seetaan am nañu mbégte bu baax ngir dellu si waat fii tey nag ñu fas yéene sekk waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di MPS nekk mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal ñu fas yéene sekk ak ñoom waxtaan bu yaatu boo xam ne dafay jëm ci seen mouvement boobu seen i yëngu-yëngu ak mouvement bi kañ lañ ko taxawal ak mouvement bi lan la jot a def ak yeneen i ponk yoo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane ak mouvement bi nga xam ne moo di MPS ñi ngi ak Alioune Ndiaye moom mooy chargé de communication bi mooy tamit moo yor mooy porte parole bi mooy ki nga xam ne moo yor kàddu gi Seydina Alioune ñoo ngi lay nuyu. ñoo lay fay suñu sëñ di lay sant bu baax. waaw. di nuyu wax dëgg Fall waa Sénégal yëpp. rawatina waa Dakar Leral internet yi. ñoo leen siyaare di leen baal ak si julli gi jógee di leen baal ak. incha allah jërëjëf Seydina Alioune ci nuyoo boobu kon nag ñun ñi ngi fii ci Touba. fas yéene waxtaane Seydina Alioune lu jëm ci seen mouvement boobu di MPS ndax mën nga ñu wax mouvement MPS lan mooy élément déclencheur bi maanaam lan ma koy yëkkati. jërëjëf si sa question ñoo ngi siyaare ñëpp encore une fois di nuyu waa MPS ak ñi nekk biir réew mi ak bitim réew di si teg suñu loxo si la suñu coordinateur ñu jàllale leen ko si ñëpp si MPS bi yëpp di nuyu waa Sénégal ak waa internet Dakar. merci mu question bi nga ma posé nag sawar naa cee tontu ndax avant référendum bi ñun fekk na ñu am ci mouvement bi li ko taxoon a jóg rek mooy fexe wax dëgg faal suqali Sénégal mais rawatina njaareel bi dëkk ñu toog ay jeunes si benn social ak ñeneen ñu ne ñun daal suñu gox bi war nañoo mën a def dara loo xam ne ni si yëngatu jàppale si askan bi fexe ba carte bi dëkk ak njaarim mën a nekk référence si lépp lu mën a tànn si biir réew mi si lan jotoon a def benn mouvement boo xam ne c'était local ñu koy wooyee MPEP mouvement populaire pour l'émergence du Baol ñu nekk ci ay ndaw ay mag ay maire pour social bi yëpp pratiquement ñu ngi ci woon pour juste jéem a wax dëgg faal soxali njaareem loolu moo nekk élément bi surtout position kon donc bu ñu déggee sa wax mooy mouvement bi Diourbel la tàmbalee waaw mouvement bi bu njëkk naka la tuddoon MPEP la tuddoon MPEP kon mouvement populaire pour l'émergence du Baol nekkoon loo xam dafa restreint léegi nag li waral MPES mooy danoo gis ne ci réseaux sociaux yi parce que danoo amoon groupe WhatsApp boo xam ne pratiquement doomu njaareem rek ñoo si nekkoon mais ñuy gis ne nit ñi ñu ngi tàbbi si di ñëw di bokk si mouvement boobu noonu ñu dem ba le 12 février 2017 ñu xalaat ne kon kat lii war nañ koo mën a yaatal au lieu que ñu def ko du Baol mais ñu def ko du Sénégal moo tax ñu tuddee ko le 12 février 2017 mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal jëf yu am njëriñ mais dañu bëggoon xam tamit mouvement bi ñan ñoo ko composé ay commerçant la wala ay pharmacien la wala ñan ñoo composé mouvement bi nga xam ne moo di MPS Sénégal nag boo ko waxee wax nga lépp ku social bépp gi am na ay pharmacien am na ay dawal katu Jakarta am na ay intellectuel am na ñëpp pratiquement am nay maire am nay base donc mouvement la boo xam ne ni wax dëgg faal la ñu gëm seen bopp parce que conviction la ñu wooyee doomu aadama bi donc ñoom tamit ñu gis ne loolu war nañ see mën a tàbbal seen loxo mouvement bi MPEP la tuddoon boobu Diourbel la yemoon mouvement bi aussi ñu dem ba nga xam ne dañ ko gën a yaatal mu nekk mouvement boo xam ne Sénégal gépp ci bokk léegi mën nañu xam ci Sénégal fan ak fan la mouvement bi am par exemple fan ngeen di am merci naa ne Sénégal gépp
pratiquement mouvement bi am na ay doom yu fa nekk yu xeexal mouvement bi mën naa see tibb ay régions yu bëri ñu si mel ni Dakar Thiès Louga Tamba Matam Touba gi département ak yeneen gox yoo xam ne nii ñi ngi si bay seen waar def nga xam ne wax dëgg fa la conviction comme li ma njëkk a wax gëm-gëm xam ne ñun kat ay borom ndox yu sell la fas yéene liggéey Sénégal ci anam yi nga xamante ni moo gën lu bëri ci mouvement bi jot nañ ko ci xam bëggoon nañu xam parce que ku ne mouvement wax ne ku nekk ci ginnaawam wala fan ngeen di jëlee seen i xaalis ak kan moo nekk seen ginnaaw mouvement MPS. waaw jërëjëf ñi nekk suñu ginnaaw moom man nan ne ñun la ñun ñoo nekkaat suñu ginnaaw da ngeen di cotiser wala dafa am ñoo xam ne dañ ciy dugal seen loxo ci xaalis wala nu mu demee noonu parce que xam nga mbir moom boo bu la taxee jóg en contrepartie am na loo nga xamante ni mbir moom noonu la koy suuxat war nga see dugal sa loxo mel ni ay cotisation dañ koy def effectivement chaque fin du mois ku si nekk ci li nga tolloo niveau bi nga nekk ñu xool lan nga mën ci mouvement bi nga def ko donc doonul loo xam ne dañ ko fixé ci barème temps wala nangam mbaa loolu tarul tar goo xam ne dina sonal la ñi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement téeméer sax am na ñu koy cotiser ah oui c'est-à-dire que wax dëgg fa la doonul benn pression boo xam da koy def ci nit ñi parce que li si am solo rek mooy que suñ demee ba bëggal suñu bopp benn manifestation duñ laaj ma Samba duñ laaj ma Demba puisque ñun li ñu soxal rek mooy on est indépendant donc dañoo war a jëf yoo xam ne ni tamit duñ côtoyer kenn lui dire que nangam naa c'est que suñu leader su mel ni monsieur Sylla suñu coordonnateur ak yeneen ñi nga xam ne ñu ngi si diaspora parce que mouvement buy fàttali ne yëmu rek Sénégal nekk na si sous région bi nekk na si partie Europe bi donc ñooñu ñëpp nag tamit aussi ku si nekk ak niveau ba nga toll da ngay am looy joxe ci mouvement bi justement wax nga fi léegi monsieur Sylla ndax mën nañu xam yenn relation ngeen am ak moom effectivement des relations de frère parce que monsieur Sylla nekk na koo xam ne wax dëgg fa la ku ouvert la nit koo xam ne ni tamit ku bëgg consultation la nit koo xam ne ni tamit wax dëgg fa la nekkul histoire de man maa moom wala man maa créé damay kii non non day laajte ku si nekk tam mu jox la sens de responsabilité surtout les jeunes parce que mouvement bu fàtte ne moom moo si mag te amagul 50 ans wala 60 ans yu mat donc ñu si def ñëpp kon ñaata at lan war a am kon sens de responsabilité boobu da koo teel a comprendre ak vision bu claire ba wax dëgg faal ku si nekk ci mouvement bi moom yow da lay consulter que soit mu nekk mag que soit mu nekk ndaw que soit mu nekk jigéen jox la li nga yelloon ci mouvement bi donc loolu wax dëgg faal da koy def nekk koo xam ne tamit trois yi moo ko soxal trois yi mooy njaareem Sénégal ak diaspora bi parce que live yi muy def via Facebook ak yenn yi muy def ci WhatsApp bi réseaux sociaux yi à chaque fois introduction da ngay dégg mu ne xew-xew bi am njaareem xew-xew bi am Sénégal ak diaspora bi donc mu nekk un patriote boo xam ne tamit amoon na possibilité nekk am nationalité espagnole waaw ñu jox ko mu refusé ko parce que gëm na Sénégal gëm na Diourbel moom naka la def ba dugg ci mouvement bi moom Assane Sylla dafa jékki-jékki gis ngeen di jëf-jëf yu am njariñ bëggoon naa daal nga nettali ma moom naka la def ba duggee ci mouvement ba nekk seen coordonnateur waaw xam nga loo gis rek da ngay xool ne montre yu baax yëpp ñoo bokk mouvement bi comme nii dafa ñëw rek donc yàgg na noo di def ay activité sociale sa koñ ba mu wooñu ne bu ma sañoon tam def ko loo xam ne day am organisation ñu ne ko si naka mu ne nii ak nii ak nii parce que comme que yéen ay jeunes ngeen te gëm ngeen ne man ngeen a suqali Sénégal parce que avenir du Sénégal mi ngi si jeunes yi jeunesse am donc pourquoi pas ñu formé jéem a essayer def benn mouvement boo xam ne nii lan am ak ñun amut ñu jéem a tabax njaareem parce que c'était notre objectif jéem a defar njaareem ñu ne ko effectivement parce que ñun wax dëgg fa la demuñu si Massamba demuñu si Mademba nekkuñu si pour dem di nekk comme politiciens yi non 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 li bëgg mooy def des actes citoyenneté yoo xam ne day na rentable si njaareem dëgg la Seydina Aliou yaa ngi tudd politique te ku tudd politique jamono yi ku ne mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal ku ko wax émergence moom bu ñu ko déggee ñu bëri dañuy jàpp ne xëy na beneen côté bala waaye xëy na dëgg baat bi mën na bañ a tekki loolu sax nag ndax xëy na ay projet la yoo xam ne njiitu réew mi moom moo ko nal moo ko samp
ngir doxal réew mi yéen tamit yaakaar naa ne ci wàllu googu ngeen nekk ndax da ngeen di def politique wala déet Seydina Aline. effectivement dañuy def politique. da ngeen di def politique. dañuy def politique ok mais kon yéen parti politique en miniature ngeen. non politique autrement. xam nga li nga wax noonu. dama lay si corriger tuuti parce que un mot n'a pas de contexte n'a pas de sens que dans son contexte utilisé. Émergence. monsieur Macky Sall da ko fay fekk. donc jël ko peut-être. parce que am na si lu mu si gis. non loolu c'était juste pour ñu dugg ci politique bi rek parce que dafa mel ni yéen da ngeen di yëngu ci politique moo tax ma ne la est-ce que da ngeen di yëngu ci politique. parce que nag politique bi ñu def nag. wax dëgg fa la politique bu noble. politique autrement. parce que gis-gisuñu politique man bokk naa si ñi nga xamante ni. mais tontu ma parti politique en miniature wala déet. non parti politique en miniature c'est-à-dire quoi. c'est-à-dire parti politique bu ndaw ngeen bu politique ngeen di def politique masquée ou pas. non politique masquée non bu ñu doon def politique masquée kon donc ñun la woon ne la nangam sangam. politique dañ koy def mais autrement. xam nga wax. ñun faruñu si ma sàmm faruñu si ma dem. on est des indépendants te la constitution du Sénégal moo ñu permettre. ku si nekk yow mi am nga sañ-sañu suba nga samp sa ndënd laaj. da ngeen a bëgg a indi lu bees ci langue politique yi. jërëjëf mais da ngeen jàpp ne kon xanaa kon li fi nekk dafa baaxul. waaw li si nekk tamit du ma ne baaxul. mais ñun gëm nañ ne mën na noo def li gën parce que baax moo am ak gën. kuy jël baax rek baax na wala gënul kuy jël baax rek daa si gisul gën. ñun nag lu gën la. mais ni ngeen gisee yéen doxinu réew mi actuellement nii mi ngi dox wala doxul wala mi ngi jaar ci yoon wala déedéet. bon en tant que mouvement indépendant. voilà très bien merci beaucoup. parce que réew mi ñun ñoo ko bokk. ku si nekk am nga si sañ-sañu gis si wax ci ñi nga koy yaakaare ne noonu la demee. mi ngi dox. entre guillemets. entre guillemets nit ñi ñu ngi lekk ñu ngi naan bon mal. mais lekk ak naan Seydina Aline lekk ak naan kese doxalu réew de ah. non kon des na kon neel am na lu des nañ ñeme wax ji Seydina Aline. non du ma ne c'est-à-dire dama bëgg nga wax ma wax la ne la. xam nga nit moom doo ñëw rek bale yëpp ne baaxul. on n'a pas un esprit de critique. on n'a pas un esprit de critique. on a un esprit critique. bu ñu gisee loo xam ne lu rafet la ñu ne lu rafet la. bu ñu gisee loo xam ne lu ñaaw la ñu ne lu ñaaw la. mais réew mi. bu ñu ko doon comparé si baax ak gën. bon passable la nekk dafa baax mais gënu. te ñun nag li ñu bëgg mooy wax dëgg fa la. redorer le blanchot mettre les panneaux à l'heure d'une manière explicite. ma la déggee yéen da ngeen bëgg indi lu bees. lu bees loolu lan la. lu bees mooy jéem a redorer les blanchons. jéem a essayer vraiment. cultiver nit ñi seen ay valeurs. ndax réew. si ab bàkkoom rek lañ ko mën a lii. ñun nag boo xoolee suñu slogan. rek dafay bindee lépp mooy jëf ju am njariñ. jëf jooju noonu fi ñu ko jëlee mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. xam ne jëf la rayoon góor yàlla yu bëri. benn ñu jël njariñu Serigne Touba. ngir lan parce que moo ne sànnaftin bi laa dara rin njariñ laa ju ànd ak lool ñu cumuler les deux pour jéem a wax dëgg Fall mu doon suñu bàkk ndax nit da ngay am wéeruwaay am na ku baax ku wax ne ku wéeru rek yëma ba ma kon donc wéeruwaayu MPS mooy si jëf yu am njariñ yéen jëf yu am njariñ la MPS def waaw yooyu moom bari na mën naa la ko limal si ñetti pàcc éducation ci santé ci culture éducation li ngeen ci def éducation def nañ ko njaareem yow may primé élèves yi nga xamante ni amaana seenam njàng xarañ nañ ci lool maanaam si ñu wooye leen des élèves d'excellence ñu ànd ko IA bu njaareem def ko leen ay cadeau primé leen ay livres et cetera jéem na noo lool noonu jéem na noo def ay marches de sensibilisation au niveau de l'escolarité des filles xam ne peut-être loolu tamit benn phénomène la boo xam ne dafa sooxe maanaam da ngeen di ñaax parents yi pour que ñu bàyyi jigéen ñi ñu dem ci école yi n'est-ce pas effectivement loolu def na ci MPS def na ci ay jéego yu am solo ba wax dëgg fa la ñu sensibiliser ñu bëri ba nga xamante ni boo ñëwee quartier bi nga xamante ni wala siège social MPS nekk muy kër Cheikh Ibrahima Fall bari na ay soxna yu ndaw du tànk yoo gis ñu jëm ñi nga xamante amuñu kayitu juddu tamit te war a dugg école def nañ ci mais ci soxna yooyu nga xam ne dañuy ci wàllum njàngale mi est-ce que mbaa fàttewu leen soxna yi nga xam ne dañuy teel a génn école ñooñu mbaa fàttewu leen wala non xam nga sensibilisation moom un mot la boo xam ne il est populaire ci lépp nag ci côté éducation surtout parce que boo gisee pratiquement fii Sénégal léegi la ñu koy soo comprendre ne jigéen war na mën a nekk dara lu ëpp doole nekk ci kër gi togg yàq
tëdd nelaw et cetera donc MPES def na ci sensibilisation bu am solo boo xam ne ni tax na ñu bëri si kër Cheikh Ibrahima Fall quartier bi dëkkoon ak njaareem d'une manière générale sensibiliser nañu leen xamal leen ne leen jigéen dafa war a jàng comme jéem a essayer vraiment ak nos moyens du bord fexe leen a wutal kayitu juddu ba macha allah si côté éducation gis nañ si ne MPES def na si ay jéego yu am solo si côté santé xam na ni tamit wér-gu-yaram mooy lépp def na si ay jéego yu mat yoo xam ne ni tamit mën nañ see dut baaraam wut nañ fi ay dons de médicaments jox ko hôpital bu Matlaboul Fawzeyni ak Daamaat ci nekk Touba jël nañ fi matériel médical boo xam ne ni tamit mais loolu fonds yi fan lay jógee seen naalin parce que loolu yaa ngi may wax ay matériels yoo xam ne yu jënd loolu c'est pas seen naalin loolu xaalis bu bari la ah dinaa si ñëw mais kon mouvement bi am na xaalis dinaa si ñëw incha allah parce que danoo toll si jëf ndax teraanga àdduna bët donc jëf jooj noonu mais teraanga ji fan la jógee teraanga ji allez-y waay moom laa la bëgg a xamal si ñetti pàcc yi nga xamante ni amaana jot nañ ne allez-y waay buñ ko doon bu doonoon concours ma ne kenn raw ko allez-y waay ñu def 50 millions ci santé jox ko Luque hôpital Luque bu Njaaréem tu vois def nañ tamit aussi ay consultation gratuite lutter nañ ci contre le paludisme def ci sensibilisation c'est très important yoo xam ne ni tamit kër Cheikh Ibrahima Fall defal nañ leen ko jox leen ay moustiquaires et cetera pour te dire que ci santé tamit amaana def ñu lépp mais ñi ngi ciy bay suñu awwaar tu vois si côté culture ñetti 72 heures du Bawal def na 72 heures boobu noonu tey bu si nekk comme yi ma la limal mais 72 heures bi ci lan ak lan la tënku lan ak lan ngeen doon def ci 72 heures bi def nañ si woo nañ mbokk tey ñu étaler seen savoir faire c'est bien pour côté culture quoi culture tu vois promouvoir nouveau artisan yi peut-être ku si nekk si li ngay yëngu ñu jéem la au moins may benn visibilité nit ñi mën koo teewlu gis ko si théâtre de verdure def nañ ay match de foot ci loolu si côté sport la donc yoo xam ne ay tournois la yoo xam ne pour jéem a familial mais côté sport def ngeen ci ay jéego Diourbel seen ONCAV yooyu nga xam xaw ma ODCAV xaw ma dañ ko xaaj ñaar vraiment loolu war ngeen ci dox bien sûr que oui xam nga tamit loolu est-ce que loolu yéen a ngi ciy dox parce que sport jeunesse bi ñoom ñoo koy def bien sûr que oui xam nga sport dafa doon loo xam ne ni bu ñu ko comprendre lool du lii du ko jàpp parce que sport dafay boole day fédéré mais bu demee ba mu am divergence rek y a problème donc le message ne passe pas te lu si am solo si doomu aadama mooy li nga yore war koo won nit ñi nga gën koo fonk nit ñi ba boo leen ko joxe ñoom ñu fonk sport histoire de 3 mois la surtout les navétanes tu vois nekk moment bu ñu lan mooy sport dans le sens spécifique du terme sport lan mooy di développement lan mooy sensibilisation bu ñu jógee ñu jàll ni wala xeet ñu ba nga xamante ni maa ne sport jural na ma lii ak lii ak lii mais malheureusement message bi dañ ko bloqué andi fa violence andi fa tendance moo tax divergence boobu noonu nga gis Diourbel ñu koy ñaawlu de passage ñu am fa mais n'empêche ñoo ngi jéem a def ay médiateurs parce que tamit mooy suñu warugar jéem a defar ba lépp rafet ba nga xamante ni ñëpp bokk benn bi muy sport bu Diourbel mën a def. voilà am na solo si naa li mooy ki nga xam ne mooy chargé de communication bu MPS donc wax na jot nga ma wax ci fànn yu bëri yoo xam ne yéen a ngi ciy yënguti wax nga ma ci wàllu éducation wax nga ma tamit ci wàllu santé wax nga ma tamit aussi laal nga sport bi laal nga tamit jigéen ñi ak seen wàll Seydina Aline tudd nga xaalis xaalis moom am ngeen xaalis ou pas Seydina Aline parce que ti mu yaa ngi may wax ay 50 millions n'est-ce pas yoo xam ne da ngeen ko dugal ci ay matériels yoo xam ne da ngeen ko jënd am ngeen xaalis ou pas waaw mooy jéem a yore ay mbuus wala nangam man am xaalis mooy xam nan la ñuy def ba xaalis boobu mën a ñëw mais fan ngeen di jël waaw mais fan ngeen di jëlee xaalis loolu pratiquement ñu ëpp ci mouvement bi ay muudu yow wax nga ñu léegi ci yëngatu yu bëri yoo xam ne yéen a ngi koy def loo xam ne jëm na ci wàllum njàng mi wax ngeen ma loo xam ne jëm na ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy xale yu jigéen ñi pour que ñu des ci école yi donc wax nga tamit ci wàllu santé ay matériels yoo xam ne jënd ngeen ko tudd nga fi tamit xaalis Seydina dama ciy dellu si waat mouvement bi mais xaalis
parce que yaa ma wax 50 millions parce que bu ñu gisee ne Seydina Aline jamono ji ñu ngi wax ne Sénégal ñu ngi ko doon xaw ma c'est pas placé 25 pays les plus pauvres donc tamit ak jamono ji askan bi li nga xam ne moom la ñuy dund donc boo waxee danañu laaj Seydina Aline 50 millions yi fan la jógee ndax mouvement bi moo am xaalis wala dafa am ay bonne volonté yoo xam ne dañuy taxaw pour jàpp ci mouvement bi wala daal bëgg naa nga leeralal ma naka la demee voilà. mouvement boo xam ne indépendant ñi si nekk tamit wax dëgg fa yàlla ma riirandoo andil leen ku si nekk da nga xool ba nga xamante lii nga ne njariñ kese ci nekk nga bokk mu jaral la nga tàbbal ci saw ñax pour wax la benn révélation bu ndaw rek MPS bu ñu ko doon xayma ci pourcentage mën na ne 80% yi santeegun bët ak bët et pourtant ñi ngi yëkkati seen xaalis di ko ci def suñu mbokk yi nga xam ne ñoo patriotisme quoi patriotisme bi ci nekk jëf pour wax la ne la conviction gëm-gëm parce que nit ñi bu demee bay jël xaalisam di ko dugal fenn kon loolu jaral na ko te ñam koy jox tamit mos tëdd gisante ak ñoom daayement ci bët donc seen kàddu da koo doy kon nga xam ne benn mbir bu ministère bu garaaw moo ci am MPS kon donc ñooñu buñ dajaloo parce que nasaraan da naan à cœur de rien nit ñi bu fekkee seen xol rafet nañ ñu bokk benn gëm-gëm luñ song mën nañ koo daal macha allah 50 millions yooyu noonu bon ay wax la nii parce que du xaalis mën naa ne wax la mais li si am solo rek mooy jëf ci acte bi mooy jëf ci am njariñ ndax tamit nasaraan danaan il faut joindre l'acte à la parole mënoo di woo nit ñi rek di parloter comme ça non mais da ngay teg des actes forts dala ne des actes ya nga xamante ni buñ ne laan naka mu anamu nga ne ñu ngi nii tu vois ñun nag foofu la nekk mooy jéem a def suñu warugar ndax warugaru imam di jàkk du mbooloo la warugaru imam mooy julli bu waxtu ba jotee mu gis mbooloo mu julli mu ñàkk ci mbooloo mu julli MPS jëf ak njariñ te loolu mooy warugaram te daal ku dem ngeen dem ku demul ngeen dem mu jëf mu ñàkk ci état mu jëf comprendre parce que suñu warugar la ñu suqali ci nekk muy jaareem mais suqali Sénégal bokk ko ak ñi nga xam si gëm nañ MPS loolu mooy warugaru MPS mooy jëf di am njariñ à la kulli aal d'accord mais gis nañ ne xaalis mais dañu gis ne xaalis moom Sénégal fu mu dugg rek déjà dafay faral di indi ay coow ak yu mel noonu ndax yéen problème yooyu mosu leen ko am jafe-jafe yooyu loolu mën naa ne mos a am si ñun te yaakaaruma ne dina ci am pourquoi parce que man wax naa la ne la 80% MPS senteegul tegagul bët yaakaar naa nit ki bu fekkoon ne dara daf laa animé en contrepartie kon di nga saytu mais gëm-gëmu doomu aadama loolu kenn mënu koo xaj te loolu moom la MPS érigé ci message bu fort mën a amal ba nit ki aveuglement ngay yëkkati sa xaalis di joxe te kenn forcéw la kenn baabu la te lijjantiwu fu muy dugg ak nan la ko def loolu am si ñun parce que loolu en fait tax ñoo jóg amul contrepartie amul gagnant dañuy jëfal Sénégal si jëf yi am njariñ kese moo ñu tax moo tax ku ci nekk bu yëkkatee million sax wala 3 wala 5 wala 1000 francs wala dërëm du boobu la koy fàtte macha allah donc problème boobu moom ñu ngi sant bu baax donc kon mu mel ni mouvement bi nag Seydina Aline nañ ko wax d'accord nga wax ma ne Diourbel la yemoon léegi ngeen dem ba yaatal ko ci Sénégal bay àttana dugg ci ay ba nga xam ne Sénégal gi yëpp wax nga ma ay béréb yu bëri yoo xam ne MPS am na fa donc ngeen tàmbali def tamit ay jëf yoo xam ne mën nañu wax ne ku amul doole du ko def mais est-ce que yéen a ngi natt seen doole politiquement est-ce que yéen a ngi natt seen doole maanaam ngeen essayé xool MPS bi fan la toll jërëjëf loolu kay moo ñu permettre notre coordinateur monsieur Sylla Assane Sylla waaw nekk conseiller municipal ci Ndiarème parce que danoo dem élection 2015 jot ngeen essayé bien sûr que oui xam nga mbir moom natt seen doole faaw toujours nga def boobu da ngeen doon natt rek wala da ngeen a wóolu woon seen doole wala yéen gëmoon suñu bopp parce que nit ki ndax seen jëf yi quoi voilà yow yaay gëm sa bopp waaw xam nga yéene jox la nga lekk mi ngi yem ci sexal yéene jox la nga lekk mi ngi yem ci sexal nit ki ak loo ko bëgg mu dem te moom bëggut a dem du dem ñun nag dañoo gëm suñu bopp ba pare di jëfal suñu bopp ñun nag suñu bopp dem élection da ngeen a gëm seen bopp seulement wala da ngeen gis ne yéen a ngi def ci population bi lu baax que ni ñoom war nañ leen a mën a wóolu ñu teg leen fa bien sûr que oui population bi moom mooy suñuy yaay mooy suñuy doom mooy suñuy papa mooy suñuy maam donc
defal leen du contrepartie te def nan la non da sa warugar la nga defal leen quel que soit d'accord kon donc du question boobu moo ñuy animé ban na dañuy samp suñu dënn mais dañ defee loolu noonu tamit du am ci ñaari conseil ñaar waaw ok kenn ki départemental kenn ki lii moo nekk monsieur Sylla ak benn dame bu nekk ci Ndiarème bi ñu paree si loolu noonu tamit référendum yi notre coordinateur si monsieur Assane Sylla moom la waa Front du Nord defoon lii nii directeur bi foofu noonu Ndiarème mu koy coordonné ba am ci ndam am ngeen ndam foofu bien sûr que oui parce que non bi moom xam nga ne foofu Ndiarème mooy Touba voilà donc voilà loolu moom am na si ay matuwaay yu am solo yoo xam ne c'est preuve à l'appui la d'accord donc loolu moom ay preuve la yoo xam ne te ngeen ko donc man dama bëggoon xam Seydina Alioune yéen relation ngeen am ak ñi yëngu ci wàllu politique ci Sénégal waaw xam nga nag ñun moom on est conscient parce que loolu tamit xam naa di nga ma ko posé waat ci kanam mais damay def anticiper tuuti ci relation politique bi nga xamante moo war a am ci Sénégal relation frère et sœur moo ci war a am parce que boo décortiquer politique mooy lan mooy jéem a gérer wax dëgg fa la war a jéem a ñoŋal gox bi nga nekk wala fi nga dëkk ba mu lépp lu rafet lu baax luy njariñ mu nekk donc loolu yaakaar naa jëru xiiroo ngaa yo man nga fi nekk parti du gauche ma nekk parti du droite kii nekk parti mixte te du tere ñuy bokk même table ji naanandoo ataaya yaakaar naa ñun loolu moom moo nekk suñu li amuñu benn esprit d'animosité avec les autres wax dëgg fa on fait notre chemin comme on doit faire li si def nag voilà d'accord mais li ma bëggoon a xam dëgg Seydina Alioune mooy ndax dafa am yenn ci politiciens yi yoo xam ne danañ leen ñëw fekk fi leen parce que bu ñu nee mouvement MPS nekkul mouvement bu ndaw mouvement bu am doole la donc ndax est-ce que amul yenn politiciens yu ñëw seet si leen pour bëgg a liggéey ak yéen wala beneen mouvement boo xam ne dafay bëgg a ñëw pour liggéey ak yéen effectivement mais nag ñun li naan saxaar du wàcc raayam ñun dañoo gëm suñu idéologie politique idéologie bi am ku ko am defoo ci ñu ànd ko mais xar day ànd ak xar bëy ànd ak bëy pour organisation bu parfaite idéologie tamit wala concept noonu la mais Seydina Alioune kon yow da nga bëgg a classer politiciens yi que ni yéen bokku leen jëmukaay non mais depuis 1960 ba léegi politiciens yi ñoo fi nekk ci reñe donc yéen mais léegi yéen da ngeen fay bëggee jëlee politiciens yi bon suñuy jëf bëgg nañ nit ñi comprendre te bu li naan je ne te force pas à m'aimer mais plutôt à me connaître pour mieux me juger. Bertrand dafa wax loolu xam nga lu tax. parce que nit ki yàlla sax dañu ko digte ne ñu xam leen ma d'abord bala ngeen maa jaam. nit ki boo ko xamee xam lim làmbool. moom jëru nga naan mën a moom mooy ñëw ne la yow. mais li ma bëgg a xam yéen da ngeen fi bëgg a jëlee politiciens yi ou pas. parce que ni nga waxee parce que da nga ne xar day ànd ki xar waaw donc yéen da ngeen woon que ni bokku leen fu ngeen nekk wala bien sûr que ñun par ñu ci ma sàmm par ñu ci ma dem nekkul parti est-ce que bokku leen école rek ne yéen est-ce que yéen a bokk classe non déedéet bokku leen classe li ñu gëm mooy ñoom danoo jàng seen école ba tëj ñun ñuy soog a tijji suñu école ñu yore nag wax dëgg fa la programme bu te yéen da ngeen jàpp kon ne yéen li ngeen yore moo gën li fi nekkoon bien sûr que oui mais yow peut-être boo ma ko permettre dinaa la poser question malgré ne une question ne se répond pas par une autre question depuis 1960 ba léegi lan nga fi gis loo xam ne yow buñ la waxoon kan mooy sa idole fu mu toll nii politiquement parlant kan ngay téye malgré ne doo ko dévoilé ci mais am nga li ma loolu dañuy bàyyi téléspectateurs yi xam naa ñoom dinañu àtte quoi depuis 1960 ba léegi politiciens yi ñooy reñee ñii bu loolu la demee donc ñun duñ écarté kenn mais ñëpp ñi nga xamante borom loxo yu sell la yu set wicc ñooñu lan lii parce que ñun danoo ñëw nekk ñu vers ci champ politique bi bëgguñu lu ñu salir bëgguñu tamit wax dëgg fa la nga dem fee def say tojaanga ba pare ñu couvrir la ndax loo ko defaat rek day répercuter ci ñun te ci champ politique bi wax dëgg fa la li namm mooy redorer le blanchon mettre les partenaires à l'heure d'une manière explicite tracer suñu politique suñu chemin politiquement parlant ba jëf dina instaurer ci Sénégal mu ndaw teq ñëpp ci njariñ loolu moo ñu di kon donc am na la nga xamante faaw mu doon seet parce que ñun dafa am benn mbër bu wax ne téeméeri ngaaka benn nante moom moo leen di la ñun noonu la def ñun noonu la ñuy def tamit dañuy seet des hommes de valeur ñoo xam ne ni ñëwuñu pour seetaan ñëwuñu pour wut lu ñu am ñëwuñu pour li mais ñi nga xamante ni
gëm-gëm lañ ñëwee te am espoir de dire que ñoom war na bokk ci les leviers ci développement Sénégal comprendre nga loolu nag du jar ngay wut ay téeméeri nit bla 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 non 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 essayer am qualité que votre message passe ñun li ñu soxal mooy nit ñi am information nette et claire et précise bi nga xamante moom la MPS jëf ak njariñ jël pour jëmale ko ci ñoom ba nga xamante nii parce que ñoo ñëpp ak yeneen mouvement yi ñoom ñëpp peut-être jaan la ak couleur comme man ba xam di nga comprendre loolu mais amaana internet yi dinañ comprendre li ma bëgg a wax ñoo bokk forme jaan ak couleur benn la mais fan la différence mooy bu màttee wax ji yëpp ñoo ko bokk forme yi parce que ku si nekk am nga sañ-sañ taxawal sa mouvement wala sa parti politique bi mais si jëf nag si lay différence bi am ñun nag foofu la nekk malgré ne ñoo bokk slogan bi mooy mouvement wala parti parti mais si jëf ji lañ leen rawe mooy jëf alaakuli àlin dina am que soit mu doon lu baax que soit mu doon lu bon ñun waa MPS ñu teel a comprendre ne jëf jën war a jëf dafa doon jëf yoo xam ne ju baax la ba pare mais amal askan bi njariñ ba nga xamante ni lan nu si namu mooy information bi jàll communication bi comme lii ngeen def donc ñu jéem a promouvoir ay valeur jéem a wax dëgg fa yàlla wax askan wi ñu xam message bi ñu andi boole ko nag joindre la à la parole jëf yoo xam ne ñoom dañ ciy teg seen i bët te duñ ci xaar ma sàmm duñ ci xaar ma dem. d'accord ñu ngi doon wax ci wàllu seen lëngoo ak Mamadou Sy Tounkara le journaliste bi nekk de l'Estime. bien sûr ñu koy nuyuwaale de passage Mamadou Sy Tounkara. da ngeen doon wut doole wala. non. nettali mooy kon lëngoo bi nu mu demee. boo ko xam nan la demee. le 12 août 2015. ci la ci émission bi mu doon def Sénégal ca kanam. ci la invité woon suñu coordonnateur. monsieur Assane. ñu toog mu wax ko li mu jot a def. ay jéego mu convaincre ko moom en personne. mu jël numéro monsieur Sylla. moom Mamadou Sy Tounkara moo intéressé wu ci Assane Sylla seen coordonnateur. moo intéressé wu ci suñu coordonnateur. Assane Sylla donc kon da ngeen ko convaincre quoi. parce que émission boobu noonu mi ngi ci YouTube bi bu la neex nga tàpp ko xoolaat. d'accord moom ak un homme boo xam ne moom il fait partie aussi ñu ko nuyu de passage. Bambey. Mayoro mu ngi Bambey. ñoom ñaar lañ boole woon émission boobu noonu. mais émission yi monsieur Sy Tounkara bi nga xamante ni émission boobu noonu pratiquement ñu ko seetaan ñëpp. nañ ne émission boobu moom gënoon a dal. te idée yéen fa développé. suma ku ñëw monsieur Sy Tounkara bàyyi la nga expliquer ak sa tey ak sa bakkan parce que danoo ñëw suñu coordinateur monsieur Sylla andi feuille de route bu mat sëkk ci jëf ak njariñ li mu war a def waru garam te xaaru si ma sàmm xaaru si ma dem bin pare si loolu noonu mu jël leen yàlla di gën dara tawul bi monsieur Macky Sall waxee ne dafa bëgg les indépendants ci dem ci élection yi ñu jaarale ci référendum ñu voté ko ci la tamit aussi monsieur Sy Tounkara gis loolu vision boobu ne moom am na sañ-sañu comme ñeneen ak ñeneen samp seen dën laaj baatu askan bi pour dem assemblée nationale bi mu defee loolu noonu mu ñëw si suñu coordinateur woo ko téléphone wax ko ne ko suñu atan man de dama tabax benn mouvement defar ak yéeme parce que tam bëgg ma leen a may promo waaw et cetera léegi nag dama bëggoon ñu dem ci xam nga mbir bu fekkee ne bu yees la boo ci dem dafay am ay conditionnalité yoo war a remplir comme quoi que wut ay signature fiche de signature yi 30 000 signatures pour mën a présenté wu loolu noonu ñu mën la valider certificat après nag mu wax ci ak monsieur Sylla ne ko loolu de lu baax lu am solo la te comme ñun tamit on est indépendant la wax dëgg la gisuma ci problème mu ne ko léegi daal bu ma sañoon ñu lëngoo boole suñuy doole xamali wax jéem a def loolu mu ne ko allez-y on y va comprendre monsieur Sylla ne ko condition yi mu ne ko non dama bëggoon rek ñu jéem a vite fait ban am vraiment 30 000 signatures yi ñu soxal après nag ñu soog a waxtaan ci li nga xamante mooy jëm ci lii ok amuñu problème parce que ñun en contrepartie yooyu du soxluñu monsieur Sylla ñëw wax ñu ko via WhatsApp suñu groupe MPS ñu rafetlu ko mu intégré monsieur Sy Tounkara ci biir MPS mu dugg ci MPS mu dugg ci biir MPS ñu ciy waxtaan suba ak bëccëg ak ngoon tu vois d'accord ba mu ñëw mais est-ce que moom dalu 3 signatures yi ñu ko doon laaj la bëggoon ko ci jàppale wala xëy na peut-être loolu la bëggoon a def
bi nga xamante ne loolu am na. waaw mu ñëw ci Touba ñu ànd ak moom ñu dem jànnatu sensibiliser population bi. bon mu jóge fii dagg bee dem Espagne fekk fa monsieur Sylla ñu ànd biir Espagne yëpp ak membre yi nekkaat ay Salamanca et cetera. ñu ànd def liggéey bu am solo mu dem France nga xam ne tamit am nañ fa ay coordonnateurs yu fa nekk. ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Fall kese. ñu koy nuyu de passage. moom tamit ñu dem mu dalal ko ñu waxtaan ñu sensibiliser yi bon ba mu gis ne peut-être am na benn voix bu muy war a am benn pënc bu mu war a am ci Sénégal. bon terewul monsieur Sylla à chaque fois mu def ay vidéo jéem a xamal lan mooy defar lan mooy indépendance. bon bref léegi nag bi ñu demee ba nga xamante ni liste bi pour jéem a essayer def liste candidat pour nekk député foofu moo nekkoon problème parce que moom dafa bëggoon a jël féete jël këbe mooy nan mooy maanaam dafa bëggoon nekk da ngeen a dem ba ca digg ba am ñàkk déggoo gu dox seen diggante ak Mamadou Sy Tounkara. effectivement muy lan mooy maanaam concertation la bëgg concertation boobu noonu su ma ko waxee da leen a bëggoon taf tafee waaw parce que yaakaar ne voilà ñun lii ñu ñor wala nangam dafa jékki-jékki ci bu monsieur Sylla ne ko yow dafa nekkal ci diaspora benn li si def je m'en occupe parce que man maa créé mu ne ko non man dama am page effectivement nekk njaareem xam ne man maa la gën a xam potentiel bi am njaareem man maa lay choisiral ñan laa lay jox pour ñun mën a nekk ci liste boobu Dakar noonu Thiès noonu Louga noonu tu vois donc yaakaar naa loolu moo nekkoon divergence bi moom nag bëggutoon a dégg lool parce que mu ne ko waaw monsieur Sylla waxi politicien ngay wax maa moom lii maa de non 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 ñu ne ko nag ñun doxewuñu noonu parce que ñun ala kulli alin xale bi gën a ndaw la preuve man mi dénk communication bi ñëpp ma ci gën a mag tu vois ki ma ko bokkal maman étudiante la ñëpp ko ci gën a ndaw tu vois mu nekk que soit góor mu nekk jigéen sens de responsabilité boobu noonu effecté ko teel a jël ak concertation boobu noonu ak lu mu mën a doon dañ koy def démocratie interne ñu toog pencoo ci ba ñëpp en amont ñu ak démocratie interne boobu noonu ñu dañ ko ériger suñu biir mouvement jëf antenne kon donc kenn du ñëw ñu koy yàqal il faut que ñuy toog sur une table ñu waxtaan ci ba déggoo ci consensus am ci ñu def mu ne loolu moom du ko def bari na ñeneen ñoo xam ne jamono jii nii ñu ngi ci MPES te loolu la amee woo ak ñoom lu si mel ni département bu Pikine Cheikh Tidiane Anne di koy nuyu de passage ñu ngi liggéey bu am solo si mouvement bi MPES ñoom Djibril Diom tu vois Yoff section yooyu yëpp waa Touba Sine Abdou Diop ñoom ñëpp carrément xeet bu mel noonu lan def ba nga xamante ni en un seul mot mu ne concertation boobu am ñu ne ko nag ñun kon dañuy dakkal waaw parce que ñun nekkuñu si loo xam ne nii rek dañ koy bleu nay leer daal. d'accord mais seen ànd rek. waxoon nga ne ñoom moom moo intéressé wu ak jaare ko seen coordonnateur bi Assane Sylla mais li nga ñu expliqué dañ ci mën a jàpp ni daf leen bëggoon exploiter dañu waxante dëgg parce que li nga ñu expliqué bu fekkee ne loolu moom noonu la mbir yëpp demee dañ ci mën a jàpp ne exploitation daf ci bëggoon am ñaareel ba ak trahison. très bien parce que xam nga ñun conviction laa duggee ci mbir moo ci mosuma dem ci militaire ci benn parti politique man dama verser ci champ politique te bari na ñoo xam ne loxo yi set wicc lan am ci champ politique donc moom étant indépendant ñu bokk idéologie politique je crois que dara waru ñoo xajal ñu ko tegoon rek ci éthique ak déontologie mais kon loolu nag moo dañ ba bu ma fekkoon ne kër ga lañ ko doon tourné dama lay andi liste yooyu noonu defar yëpp lan joxe ordre ñu bloqué ko moom moo xam na jéem a après guddaat ay mais kon daal ci doxoon seen diggante wala lëngoo bi doxoon seen diggante ak Mamadou Sy Tounkara moom jeex na waaw loolu moom jeex na tàkk am xam nga mbir moom il faut que nga teg ko ci ay normes transparence ak droiture loolu ñuy incarné ñun kenn duñu ko yàqal bari na ay prétendants yu meloon noonu tamit woo ñu avant les législatives ñun tout histoire de dañuy on ne va pas confondre la vitesse et la précipitation lépp dañ koy jël teg ko ci anam yi parce que dañ ne chaque chose à son temps te booy jëlee
musique des fois dafay am ñu koy wax si on est plus vite que la musique parfois on peut danser mal on peut dire que on danse mal mbir da ngay ànd ak jamono xam li ngay def te doo si wut benn intérêt personnel wala benn intérêt de parti wala nangam d'accord loolu nag malheureusement amutoon si ñun moo tax ñu arrêté suñu diggante kon ne suñu yoon d'accord kon yéen a ngi demal seen bopp am na fi ay mouvement yoo xam ne ñoo ngi doon jéem a demal seen bopp comme li ngeen di wax nii ñoom lañ doon wax parce que ñoom dañuy wax ne dañu fi bëgg a jëlee politiciens yi indi fi beneen politique bu bees wala beneen doxalin bu bees yéen politiciens yooyu ndi est-ce que yéen mën ngeen leen fi jëlee te du ngeen ko jaaree ci politique waaw mais politique autrement d'accord tamit mbir moom d'accord yi nga ceebu jën dama la jox exemple ceebu jën am na bu xonq am na boo xam ne ni ñu ngi koy wax bu weex am na boo xam ne caga xaw ma jaga waay waaw genre yu demee noonu donc facettes yi ngay siy def astuce yi ngay yokk ci loolu mooy tax mu doon lu bees d'accord moo tax mu doonaat leneen d'accord mais wax naa la danoo ñëw redorer le blanc mettre les pendules à d'accord mais est-ce que yéen bu fekkee ne da ngeen fekk population bi wax nga ma ko léegi nga ne ma presque li fi nekkoon depuis 1960 ba léegi moo fi nekk léegi bu fekkee ne da ngeen fekk population bi di dund lu mel noonu ba un jour ngeen bëgg a changer loolu ci yan yoon ngeen jàpp ne mooy gën pour ngeen changer ko parce que communication d'abord communication d'accord il faut que ñu defoo loolu nag donc politique bi ñuy def mooy d'abord communication jàll ci nit ñi il faut que message bi jàll ba nit ñi comprendre li ngay bëgg a wax léegi nag loolu rek doyul mais nga jalonné des actes forts toftal ko ci rafaatal ko am déet bu boobaa nag olof danaan ki nga jox ndékki jox ko reer ki nga jox ndékki jox ko añ d'accord soo ko diggee reer war na koo gëm d'accord am déet mbir mi daa am yoon bu mu war a jaar mooy da ngay jàllale information bi ci population d'abord jalonné ko ak des actes forts yoo xam ne amul contrepartie ndax nit mën nga koo jox te doo ko laaj nit mën nga koo jox mu xëy hôtel ma sàmm wala militaire feneen garaawul amul problème parce que njariñu politiciens yi wala indépendants yi yëpp ci benn objectif la nekk mooy nan suqali Sénégal na Sénégal dem macha allah keneen ku mën a militaire feneen d'accord mais ku am vision claire ci li nga xamante mooy impact jëf ak njariñ li si nekk ñun nag duñ la forcé mais nag bëgg na daal ñi nga xamante ñoo si ñëw ñu nekk des hommes de qualité nit ñoo xam ne wax jatu waxtaan bi mais li ma wax xanaa ne moment bi ci bëgg bokk moom la comme laa la wax suñu biir débat bi yëpp ci bëgg bokk voilà parce que impact moom wax dëgg fa la tegul ay conditionnalité ne lii lay doon mais bi mu ciy teg rek mooy kii ñëw mu xam ne amul benn intérêt boo xam ne ne moom en outre moom lay duggaale ci biir mouvement amul xaalis bu koy laaj waaw wala nangam noonu benn ñaareel bi mooy na doon ko nga xamante ni gëm-gëm lay ñëwee ñetteel bi nag mooy mu saxal lool ndax xëy baax yomb na mais sax si loolu amul benn xaalis non amul benn xaalis boo xam ne moom la ñuy laaj au contraire peut-être mouvement mooy def parce que ki nga xamante ñëw na nga jox ko sens de responsabilité benn condition bu ñu teg pour lii mais liñ soxla rek mooy ñëpp lan woo muy mag lii mais ñu am gëm-gëm ndax nit ki moom li muy dugg bu ko xamee rek déjà loolu matuwaay la moyen la pour mu mën a jàpp. d'accord mais léegi lan mooy seen. waaw xam nga nit moom dañ naan honneur développé. lorsque waaw ñu demoon. xanaa am na ay mbir yu nekk seen kanam yoo xam ne effectivement bari na yanaa googu waaw. bon mébét yi am d'abord pour ñun MPS mooy ñu def assemblée générale. loolu si décembre bi incha allah daal bëgg na boo xam ne pratiquement comme waa diaspora bi. moment boobu la ñuy am vacances yu ñëw def benn assemblée générale boo xam ne kullu MPS boo mën a bu nekk si biir Sénégal ak diaspora bi dañuy teew jour boobu yeneen yi nag bon duñ dévoiler suñuy stratégie ñu ngi dañ koy korom ne bari na waa kay loolu donc pour wax la ne la am na ay manifestations yu ñuy dëgmal section bu Touba déjà war na def rencontre xam naa semaine bii di ñëw incha allah ak yeneen yoo xam ne waa section Dakar def na ko pare waa bu Diourbel dinañ ko def Louga noonu ainsi de suite pour te dire que nit ñi loolu la rek. d'accord sëñ naa leen donc kon ñun mënuñu jeexal nag te waxuñu ci actualité bi jamono ji parce que ni ma ko waxee léegi rek seen mouvement bi mouvement la boo xam ne comme l'émergence wax naa la ko lekk ak naan wala tëdd fu baax rek donc yaakaar naa ne comme ay ndaw ngeen tamit yoo xam ne wala boobu ndaw sax ci mouvement bi yaakaar naa war ngeen a mën a am ay jotaay yoo xam ne da ngeen ci waxtaan ak ndaw ñi donc actualité bi jamono ji li ko gën a lëmbee muy réseaux sociaux yi moo
Facebook wala WhatsApp da ngay gis yoo xam ne dañuy def ay live di wax yoo xam ne daal teggul maanaam di saaga donc loolu nekk loo xam ne tamit donte am na ci yoo xam ne ci jikko la waaye yéen dama jàpp ne yéen war ngeen a mën a gën a waxtaan ak ndaw ñi te yu mel noonu jàpp ne bu amee bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ciy gën a loru muy xale yi parce que xale bi nga xam ne dafay toog këram parce que ñun fii ci Afrique dafa am loo xam ne dañu ko baaxoowul parce que bu dee dëkk tubaab yi am na ci yenn dëkk yoo xam ne moom programme télé dafa am nu ñu koy seetaane dañ naan la pas de télé avant nangam pas de télé avant nangam pas de télé avant nangam même bu ñuy lekk avant ñuy lekk bi ñu bëgg seen xale yi seetaan télé parce que diggante boobu moment la boo xam ne dañ ci war di waxtaan donc bu fekkee ne man ñi nag nga xam ne ñoom ni ñuy seetaanee gis ne li ñuy seetaan baaxoon mën nañu jàppe wala bu ñu gisee ne kii li muy wax jaaduwul mën nañu jàppe mais xale yi dañu mel ni ñoom ñoo gën a sensible ci mbir yooyu donc yéen lan ngeen di wax ci xale yooyu ak jigéen ñi nga xam ne sax dèjà léegi dañu tàmbali dugg ci mbir yooyu di ak jigéen ñi mooy ci gën a sensible donc ban message ngeen di lancé seen mbokk jeunes yi nga xam ne wala xale yi nga xam ne ñoom di seetaan yu mel noonu ak ñenn ñi nga xam ne dañu dugg ci yu mel noonu di yàq doomu aadama di wax yoo xam ne teguñu ko fenn yoo xam ne ay wax la yoo xam ne dañuy toog rek di wax nangam ak yëkkati ay kàddu yu ñaaw yoo xam ne sëriñ mënu ko déglu kilifa mënu ko déglu te it jàpp naa ne réew moom buy développé ci leneen lay développé lu ay daggi saaga yéen nit ban xalaat ngeen am ci loolu. waaw jërëjëf noonu macha allah comme yeneen yi ci jaaraan yëpp di lay santaat bu baax a baax ndax xam nga actualité boobu noonu MPS lu jiitu loolu da si doon wax parce que ñun kuréel gi nekk si WhatsApp bi ay thèmes la ñuy def débat donc dañuy jékki-jékki rek ñu gis la PV ne la ah tey yow yaa ñu amul sujet de nga andi ko ñu débat si suñ paree ñu gis benn jeune ne ko ah yaa koy tëj de ñu tëj ko ñu enregistré loolu tey comprendre bi li amee tamit MPS waxtaan na ci suñ biir mais waxtaan na ku si nekk rek am nga si waar woo si war a mën a bay mais waar boobu noonu day commencé si biir kër gi muy éducation de base boo xam ne ni ñun parents yi ñun frères yi ñun sœurs yi ku si nekk yaay jéem a waxtaan ak sa doom jéem a sensibiliser ko d'abord mais malheureusement temps boobu noonu léegi Sénégal yi dañ ko perdre léegi lan mooy yar xale yi mooy internet bi mooy yar yenn yi ngay gis yëpp internet bi réer malheureusement loolu phénomène la boo gisee li xew ren jii nii. mais est-ce que loolu nga jàppoo ne parents yi am nañ ci part de waxtaan ak population parce que wax naa la ko léegi bëri na ay ONG yoo xam ne wala ay mouvement yoo xam ne dañuy xeex yu mel noonu moom maa nga ko doon wax ne pas de télé avant nangam pas de télé avant xale bi di def école pas de télé avant moment ñuy añ wala moment ñuy reer parce que moment yooyu moment waxtaan la donc yéen lan la ci seen rôle la bëgg a xam. suñu rôle moom dèjà suñu rôle moom ñoo koy def. am na nag amaat ay jotaay yoo xam ne da ngeen di waxtaanee yu mel noonu. waaw si programme yi nga xamante tënk nañ ko d'ici décembre yooyu bokk na ci mooy sensibilisation d'une manière générale ci lépp xam li wax responsabilité parents yi tamit c'est partagé parce que nit ki des fois di nga toll koo xam ne yow yaay conscient xam li wax yow yaay nekk sa bopp nag mag parce que ku nekk dañ ne la sa magum bopp ngay doon xam nga li nga bëgg a def ci lu baax xam nga li nga bëgg a def ci lu bon mais li ma bëggoon wax ne Sénégal dañoo xaw a malléable tuuti pour ñu jégal ma si moo boobu malléable sociaux yi nag éducation boobu noonu parents yëpp ku si nekk am nga si droit boo si war a def sañ-sañ boo si war a teg mais li si ëppaat solo mooy nit ki tout tànk ak noo mën a toll rek responsable am na loo xam ne waroo koo mën a def lu ma doon wax ne Sénégal yi jégal ma si kàddu bi mooy dama ne Sénégal dañoo xaw a malléable mooy tendance la ñuy jéem a def gis nañ ne kii def na lii bon am na ba ñu jéem a jël loolu te loolu dañuy jël sax nit naan nit defoon na fi naan te fekk ne bu def lu bon donte àdduna bi boo ànd di ko def tamit du tax bu ko tax baax xam nga dëgg ak kaaj ngeen wax dañ ne dëgg suñ ko jëloon yóbbu ko ba sa sën ba mooy fi ñuy sànni mbalit laxas ko foofu taal ko jël kàcc yóbbu ko ba si 7e ciel ba teg ko fa tamit ala kulli alin dina wàcc dem si sën ba kay ñëwul si dëgg comprendre foofu mooy place voilà donc dafa am la nga xamante ni kenn ku ko mën a coacher tamit wala ku koy défendre tamit yaa koy défendre si erreur te loolu gis-gis boobu noonu ñun waa MPS am nañ ko parce que nasaraan dana il faut avoir des yeux lyriques pour voir au-delà ñun au-delà de notre mouvement on est des Sénégalais on est des citoyens
qu'importe lu mu mën a def ko donc loolu war nañ see suñu warugar mooy xamal nit ki te nit ki bu xamee rek déjà moyen la pour mu mun a exploiter lim xam que soit kii mu xam lii que soit ki xam lii réseaux sociaux yi nag ñaari mbir doo nga ci am li muy coow li bari mooy lu baax ak lu bon donc sa objectif intention bi moom nga fay animé mooy lan moo la ko tax a jóg boo posé sa bopp ne man bu may dugg si biir internet lu njariñ la laay jël kon donc kooku gisul ñaaw ci internet mais booy dugg xalaat ne yow lu bon moo si nit gisoo njariñu internet donc noonu la demee incha allah yaakaar naa li si def dina ko mën a mottali si yeneen place. d'accord sëñ naa li waxtaan bi jot waxtaanee am na solo donc mu nekk waxtaan boo xam ne tey dañu ko sekkoon ak Seydina Ali moom mooy chargé de communication bi nga xam ne chargé de communication bi kuréel boobu nga xam ne CPS donc kuréel bu mag boo xam ne dañuy def ay jëf yu am solo yoo xam ne yaakaar naa jot nañ ko seetlu foo xam ne def nañ ko ci moo xam muy Diourbel waaye tamit gën ko yaatal ci Sénégal donc Seydina Ali ñu ngi rafetlu bu baax jotaay bi loolu looy tëjee. waaw waa Touba yi. jërëjëf di leen ñaanal suñu borom yàlla gën a ëpp doole bi ngeen ñu natt. di sant waa restaurant Kër Maam Diarra. Porokhane Kër Maam Diarra si dalal bi ñu fi dalal. mais di sant internetu Dakar Leeral. di leen gërëm bu baax a baax si teewlu bi. di li jégalu bu baax tamit aussi si kaddu yi bu fekkee am na benn boo xam ne nii xaw na leese kenn ñoo si jégalu. di feddali suñu coloré si mouvement MPS. moom comme ni ma ko waxoon léegi santaan ñëpp wax dëgg fa di nuyuwaat ñëpp. di nuyu waa section Brésil section Cameroun Côte d'Ivoire Yoff Louga bon Sénégal ak diaspora bi si gàttal base bi tënk parce que macha allah wax dëgg fa la foo mën a xalaat rek mouvement bi c'est national mais c'est international parce que diaspora bi yëpp ñu ngi ci ak lii wax dëgg fa la di leen sant yéen parce que lépp li nga xamante ni moom lañ fiy wax tamit si yéen la jaare ba ñu agsi fii donc ñoo ngi leen ñaanal vraiment seen lii bi yàlla def si tawfeex ba lépp li nga xam seen i projet la ak yéen a jigéen am pour matale ko si kanam Sénégal yëpp ngeen am ci lu kaay seen njot ndax nit ki amul lu dul ñaan te yàlla dafa wax ne ñaan mooy gànnaayu jullit donc li ñu mën a ñaan rek si Sénégal mooy tawfeex te ñu ànd kook jëf yu am njariñ si Sénégal. ak suñu caméraman bi Seydina Omar. waaw dama ko fàtte ndax xam nga fekk mbir bu neexee day jaay jàpp si mbagg yi. donc lii lépp c'est grâce à lui. donc wax dëgg fa la mention spéciale parce que gis nañ dévouement bi mu ci am. engagement bu ferme bi mu ci am tamit. Seydina Omar yow moom wax dëgg fa la fii moom yaakaar naa ay saaba rek a fi nekk. ay saaba Seydina Ousmane Seydina Aliou Seydina Omar. donc xel mën na dal. wax dëgg fa la macha allah. jërëjëf Seydina Aliou kon mbokk yi doon seetaan Dakar Leeral mu ngi noonu jotaay bu yaatu boo xam ne tey dañ ko seetlu ak mouvement bi nga xam ne moom la ñu wax MPS nekk mouvement populaire pour l'émergence du Sénégal nekk mouvement boo xam ne nag li ko tax a jóg moo di lépp loo xam ne dafay jëmale Sénégal kanam waaye tamit lépp loo xam ne dafay jëmale doomu aadama kanam tey nag ñu àndoon ci ak Seydina Aliou moom bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum communication bi yor seen kaddu yaakaar naa li fi jot a waxtaanee yëpp yaakaar naa moom képp ku doon dégg mouvement MPS jot na leer ci sa bopp moo xam jëf yi ñuy def wala képp koo xam ne da ngeen bëgg ci bopp loolu moom yaakaar naa leer na donc dañu leen di sant bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan Dakar Leeral di am mbégte bu baax a baax nag ci jotaay ji di leen wax ne nag mënuñu sant comme ni ko Seydina Aliou waxee ba pare te jeexal te sant ñu suñu caméraman bi di sëñ Omar Seck Omar ñu ngi koy sant bu baax a baax ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moo ngi koy def Bamba Ndiaye aussi ñoo ngi koy sant bu baax a baax waaye mënuñu ñàkk a sant tamit Seydina Aliou borom fii nga xam ne foofu la ñu nekk opérateur économique nekk tamit nit ku baax muy miss nag ki nga xam ne moom moo di borom place bi di monsieur Dioum moom Porokhane Kër Maam Diarra gis ngeen cadre bu rafet bi nga xam ne fi la ñuy defee jotaay bi mu nekk opérateur économique mu nekk tamit nit ku baax nekk suñu xarit nekk koo xam ne tamit dafa disponible vraiment nekk koo xam ne daf ñuy jàppale ci côté yu bëri kon donc yaakaar naa Seydina Aliou kooku mënuñu ko ñàkk sant ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def na ko Seydina Aliou xam naa tamit place bi gis nga vraiment fii dina nekk loo xam ne dina nouvelle bu neex lay doon ci waa Touba yi ak lépp lu ko wër donc place baa ngi nii après di ngeen gën a gis li nga xam ne mooy place bi gis ngeen yi fi nekk yëpp képp koo xam ne bëgg nga moo
moo xam naa suñu mbokk Ndiobène waaw wala képp ku bëgg lu baax rek donc mën nga ñëw ci Porokhane Kër Mame Diarra lépp loo xam ne soxla nga ko fi mën nga ko fekk voilà lépp loo xam ne soxla nga ko fi rek mën nga ko fay fekk donc cadre bi rafet na dal na macha allah te it lii nag sëy naa li na dina baax ci waa Touba yi vraiment parce que lépp loo xam ne lu baax la dafay nekk loo xam ne tamit waa Touba yi dañ ci war a jëf ju am njariñ jëf ju am njariñ yi ngeen doon wax donc kon monsieur Diom ci jëf yu am njariñ yooyu ci la nekk sëy naa li mënuma gërëm tamit fàtte ñi nga xam ne ñoom ñoo ma solal ñoom ñooy Jontaadu Couture Jontaadu Couture waaw ñoom ñi nekk cité Biagi cité Biagi la Jontaadu Couture nekk derrière Asegna bi rek seen numéro ngeen mën leen jot ci 77 435 13 16 77 435 13 16 wala ngeen woo leen ci 70 609 99 99 70 609 99 99 Jontaadu Couture nekk place boo xam ne vraiment ñoom ñooy def tenue yu baax yi sëy naa leen li nga soo rafet na te yow kan moo la solo man madame Sylla madame Sylla voilà tenue bi rafet na trop donc képp koo xam ne bëgg nga Jontaadu solal la ak foo mën di nekk mooy boutique bu mag bi solal képp koo xam ne bëgg nga ci tenue yu rafet yi nga xam ne Jontaadu Couture ñoo ngi koy def rek mën nga leen woo ñoom ñii ngi ci cité Biagi derrière cité Asegna yi rek ngeen woo leen ci 77 435 13 16 77 435 13 16 wala ngeen woo leen ci 70 609 99 99 70 609 99 99 ñu gërëm bu baax suñu xarit Marème Tall Sall moom mi nga xam ne moo nekk foofee ca Jontaado ñu ngi koy gërëm bu baax Dieynaba Tall Haya tamit ñu ngi koy gërëm bu baax Zeyna Seck yow kenn du la fàtte Zeyna moom vraiment jàpp na ci liggéey bi bu baax a baax kooku mooy borom Jontaado waaye tamit du ñu fàtte Dieynaba Tall Haya waaye tamit du ñu fàtte Zeyna Seck mënuñu ko fàtte Dieynaba mënuñu ko fàtte Binta Bodian aussi Binta ñu ngi lay nuyu bu baax a baax foofee ci Jontaado kon xam naa Zeyna li xam naa vraiment ñu ngi leen di jox ci daje képp koo xam ne yaa ngi doon seetaan Dakar Leral ci yeneen jotaay yoo xam ne mel ni dañ koy sekk ak ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu développement ak ci wàllu bu nekk rek ak gépp wàll goo xam ne dafay jëmale Sénégal kanam dañu fas yéene ci ànd ak ñoom kon El Hadji Ousseynou Ndiaye ngeen àndaloon ci waxtaan bi tey ñu jot dalaloon Seydina Alioune ci caméra bi Omar Seck moo ci nekkoon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay ñu fas yéene ci ànd ak yéen ak ñeneen jërë ngeen jëf. yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol ngeen ci am bépp actualité ànd leen ak seen portail Baol Média di premier portail d'information générale fii ci région bu Diourbel Baol Média xibaar yu wér te wóor te leer